asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Thiès TV di leen jaajëfal encore une fois ci kóolute geek bàyyi xel gi di leen dalal seen plateau spécial boo xam ne dañ ko jagleel li nga xam ne moom mooy tolluwaayu réew mi sur les différents aspects tey nag ñu daal ci wax li nga xam ne moom mooy actualité nag bokk na ci taw bi nga xam ne wàcc na démb fii ci diwaanu Sénégal daal di laal gox yu bari sax maanaam ñu bëri nekk ci ay sinistré li nga xam ne tamit moom mooy limogeage Moussa Diop foofee ca Dakar Dem Dikk actualité leen ci àddu tax ñu invité ki nga xam ne moom mooy Omar Gueye moom mooy secrétaire général syndicat boobu foofee ci Dakar Dem Dikk ak nga xam ne moom mooy Gora Ndiaye di ndaw fii ci diwaanu Cité Senghor moom it dina àddu ci li nga xam ne moom mooy mbënn mi nga xam ne laal na askan wi xanaa ma bàyyi leen rek ñu nuyu ak mbokku téléspectateurs yi sëñ Gora maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp. maa ngi tudd Gora Ndiaye maa ngi dëkk fii Cité Senghor di secrétaire général assise amicale des sportifs de Cité Senghor basé fii à Cité Senghor Rocade Sud mooy suñu siège. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Omar Gueye, il est le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Monsieur Gueye ñoo ngi lay nuyu. Madame Fall maa ngi lay fay di nuyu sama. Gora. Gora SG Gora. di nuyu les techniciens di nuyu waa Sénégal ak waa Dakar Dem Dikk rawatina Thiès yi ma dëkk nga xamante ni wax dëgg yàlla fan yii yëpp kenn dégguma ci presse bi. yàlla def ma ñëw weekend kon balaa maa mën a wax ci mbir mi waa Thiès bu ñu ma soxlaa ñàkk. moo tax ma ñëw tey pour toog pour mën a leeral Sénégalais yëpp ak diaspora bi problème bi nga xamante ni moo xew ci limogeage Moussa Diop. troisième mandat la. ou bien du troisième mandat. ma bëgg koo leeral nag Sénégal yëpp déglu ma bu baax ma wax leen li tax merci. jërëjëf daañu si dëkk léegi comme ni ma leen ko waxee mbënn mi nga xam ne laal na dëkk yu bëri fii ci diwaanu Sénégal ñu nekk nag fii ci diwaanu Thiès nag mbir mi daal di jéggi doyo bu ñu koy wax sax suñu xol dafay tooy ndaxte ni ki démb am na famille yoo xam ne comme ni ñu koy waxee ils ont dormi sous la belle étoile maanaam tëdduñu ci lal ci mbedd mi la ñu fanaan ba bët set ndax kat ndox mi dafa nangu seen i kër nangu seen i nekk ba ay matériels yu bëri daal di cay yàqu Cité Senghor benn gox la si yooyu la gox am ay yàqu-yàqu nag mu yàgg di am li ni mel ba léegi nag saafara amagu ci ñu dalal ki nga xam ne nag moom mooy Gora Ndiaye moom it mu àddu ci li ni mel Gora nan nga jàngatee situation démb bi. ah c'est catastrophique. mais ay jullit lañ dañuy sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax période bi ñu ne di dañ ko doon ñaan mooy taw ak ndox mais nag dañ ko doon ñaan mu doon ndox moo xamante ni ndoxu jàmm la ndoxu salaam. ren nag sant yàlla alhamdulilah yàlla defal nañu nawetu jàmm mais ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi dëkk fii ci Thiès dëkk précisément Cité Senghor lëkkaloo ak Ablaye Yakhine dañuy jànkoonteeg problème yoo xamante ni ça perdure vraiment dafay yàgg trop te démb gis nañ li fi xew. ndaxte démb moom man en personne dem naa ba ci tali bi ma taxaw fa. man sama taille je fais presque de 1m90 taxaw naa ndox mi ñëw na ba dépasser sama genou maa ngi fa toog fekk naa fa ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo doon ni ñooy liggéey li nga xamante ni mooy tali bi. mooy tali bu bees bi nekk tali karo bi. ñi ngi doon pomper ñi ngi doon def lépp mais demoon nañ di ba benn niveau boo xamante ni ndox mi dépassé woon na di dugg ci kër yi. d'accord population bi ñoo mujjee génn maa ngi koy saluer bu baax di rafetlu seen taxawaay. te pompage bi tamit mu mel ni mënu ci woon dara. non parce que début bi ndox bi doon am. ak ñoom ragal naa ni techniquement seen pompe yi. dafa des. d'accord macha allah pompe nañ nag mais wax dëgg yàlla ndox bi doon wàcc si démb dafa leen ëppoon doole lool. kër yi ci bari nag daanu nañ. ragal naa ni ñu bari gis nañ ko moo tax ñun ñi nga xamante ni ñooy ay jeunes lañ di amicale bu nekk fii assise dañu génn. bëgg a taxaw jàppale ñi nga xamante ni mooy population di invité jeunes yi ndax am na leen loo xamante ni xaar te mu ngi bëgg a doy waar daal. moo tax ñu bëgg a invité jeunes yi ñi nga xamante ni dëkk nañ ci quartier Cité Senghor bi yëpp ñu génn rejoindre assise ñu xool nu ñu jàppalee suñu nawle yi am na ci ñoo xamante ni démb fanaanuñ wax dëgg yàlla ci laal. lii metti na. xaar nañ suñu waay politique yi dëgg la naam nee nañ ñoom am na luñ fi jot a def. mais des na. comment vous comptez s'y prendre parce que mbir mi kat
maanaam defar ko du yomb ndaxte dañ naan bien vrai que xam nañ ni c'est une compétence transférée maire bi même bu ci defee mën na bañ a matale lépp ndax mën na kat surtout zone bi nga xam ni foofu ngay waxee day métti trop pour ñu résoudre problème bi kon yéen en tant qu'association ban démarche ngeen ni bëgg a suivre pour dindi fi li ni mel. ndaxte ñun man en tant que technicien ni ma gisee gis ni ndox mi mu ngi dem ak seen pompe yi xaw na yéex. dañu bëggoon ñun ak assise gi ñu ne nit ñi ñëw ñu jàpp instant yi ndox mi di ne bu ñu mënee am yeneen moto pompage yoo xam ne mën na nekk. ñu mettre ko en place. ku wax moto kii di moto di nga wax carburant. di nga wax leneen buñ ci mënee jàpp ñu ñëw mën a dimbali askan wi teg lu mel noonu yokk doole pompe bi fi ne ndox mi di gaaw a daw loolu dina am solo. mais ndox mi dañuy seetlu ci lu bëri dina taw ba sewet dina fi defaat waxtu wala lu ñuy toll ndox mi dina stagné wu taxaw foofu dem ba bu jëlaatee yeneen hauteurs yi commencé dugg ci koñ yi. bay dugg ci biir kër yi. kon il faut askan wi ñoom ñu génn ñu jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk doon ko pomper. suñu mënee yokk doole def ay pompe wala leneen ñu def ko loolu daal ñun la ñu xaw a xalaatagum que ni mën na xaw a régler tuuti rek suñu kii. à part loolu depuis kañ ngeen taxawal assise. assise ñu ngi ko taxawal depuis 2018. 2018 yan activité ngeen jot a def ci koñ boobu. suñu activité sport la ak social. récemment suñu dernier acte ñu ngi ko def ci benn kër boo xamante ni mu ngi fii à côté moom aussi. seen toit bi dafa yàqu woon. wax dëgg yàlla mu nekk kër goo xamante ni yàlla seen loxo jotu seen ginnaaw. assise taxawaay fa taxawaay bu rafet. dindi toiture bi yëpp defaraatal ko ba mu rafet. te loolu nekkul ci benn moyen wu kenn ku dul membre assise yi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. di leen ziar parce que di rafetlu aussi seen taxawaay. assise à chaque fois ñun ci collecte bi ñuy def suñuy collecte suñuy fonds wu bopp la ñuy demee. nous sommes apolitiques. d'accord xaaruñu politicien ci dara dañu ñëw nekk suñu benn association sport ak social rek ci la ñuy dox. d'accord macha allah ñu ngi dimbali lu ci mel ni daara yi. ñu ngi dimbali ci mel ni way diminu yi. lépp daal ñu ngi koy def léegi moo tax ci lii ñu ne ñun. ñu ciy woowaale Thiès parce que toll nañ tolluwaay boo xamante ni il faut na jeunes yi jóg quartier bu ne jeunes yi jóg pour ñu mën a dimbali waa quartier bi. d'accord Samba Sy foofee ca mairie Thiès Est yaa ngi ñuy déglu kon dégg nga message bi nga xam ni Gora Ndiaye joxe na ko ci ndimbal li nga xam ni yelloo nañ ko ngir ñoom it ñu daal di dimbale seen ay prochain maanaam seen i dëkkandoo daara yi wax nga ko léegi am na solo ndaxte quartier bi am na benn daara boo xam ne démb taalibe bu ñu leen teelu woon wàllu rek. xëy na safaan dina am. dinañ ci dellusiwaat Gora Omar Gueye limogeage Moussa Diop ci yan anam nga jàpp ni lañ ko dàqee ndaxte. C'était suite à une sortie bi nga xam ne def na ko ci benn émission de la place il a parlé de troisième mandat daaneel ni mel c'est un délit constitutionnel. léegi nag affaire bi mauvaise gestion lañ ko dàqee wala coowal troisième mandat lañ ko dàqee. waaw tey vraiment yaakaar naa ni. li ñuy wax rek du ñëpp ñoo war a mën a wax. dafa am ñu war a wax. mais bi dee mbirum Dakar Dem Dikk ak limogeage yu Moussa Diop yaakaar naa ni bokk naa ci ñi war a wax. parce que avant tabaski rek une semaine avant tabaski génn naa di dénoncer ci xaalisu Covid 19 bi ni nga xamante ni ñoom noonu lañ ko séddanee te tegul ci dëgg tegul ci yoon. muy benn loo xamante ni nee nañ ko na rendre compte ci xaalisu Covid 19 bi te yaakaar naa ni. xaalisu Covid 19 bu ñu waroon a séddalee. bi ñu waroon a séddale personnelu Dakar Dem Dikk. d'accord te bu ñu defee rétroactif nañ dem ci vidéo yi ma def avant tabaski ci Thiès TV defe naa laa ko defee. dalal nañ la fi dal nañ ma def ko wax foofu muy benn. xam nga li fi nekk mooy nit ñi li ñu war a xam mooy lan moo xew ba Moussa Diop génn bay wax ay troisième mandat. mënoo ni yow. tey président de la république moo la fi teg te bu la fi tegee li muy xalaat ak politique bi nga xam moom la am pour doxal réew mi yow ci loolu nga war a wax ci loolu nga war a jëf. ngay allié wala nga nekk APR bu mu mën a doon mu rassembler ñëpp bañ dajee mu ni loolu bëgguma kenn wax ci li ma bëgg mooy kenn ku nekk li ma la dénk na nga ko yor doxal ko ngir askan wi li nga xamante ni ñoo taxoon ñu fal ñu su ëllëgee ñu am résultat. moom mu ñëw. ànd ak président daan wax démb ñëpp di ko dégg mu ñëw dara xewul mu xëy wax loolu
ñun ñi fa nekk nag. surtout man xëyul wax loolu dañ ko invité. si waxtaan wi si lañ àddoo ci li nga xam ne moom mooy coowal 3e mandat moom lim ca xalaat en tant que juriste. loolu la wax peut-être bi mu dem ci émission bi xalaatul woon ni coowal 3e mandat dina ci wax ba li ni mel di ci am. waaw ma ne yàgg nañ koo invité di ko demandé ci loolu te waxu ca. yàgg nañ koo demandé di ko posé question boobu waxu ci. kon lan moo tax keroog mu jëpp wax loolu parce que la mu wax dafa bari. kon da ngaa jàpp ni dafa bëggoon directement. kut génn ci dafa bëggoon victimiser boppam anticiper dafa anticiper dàq ki parce que lu tax ma wax loolu. maanaam dafa xamoon nañ koy dàq. dafa xamoon nañ koy dàq parce que ku ne xam na sama diggante ak Moussa Diop 1 an et quelque mois moom ñu ngi xeex ma koy dénoncer ci mauvaise gestion. cela veut dire il faut que mu leer tey xam nga Dakar Dem Dikk ñi nga bëgg a politiser affaire bi di demul noonu parce que Dame Diop APR la te moo ko yoroon Macky Sall dindi ko teg fa Moussa Diop. te Moussa Diop du APR parti boppam la yor. mais compétence la ko fa tegee woon. waaw non déedéet Macky 2012 la woon avocat la mu jëlee ko France alliéem la woon ñu bokkoon Macky 2012 gagné réew mi mu dem ba benn moment mu ne ko ñëwal ñoo àndoon liggéey nga ñëw ma jox la Dakar Dem Dikk ci la joxe Dakar Dem Dikk Moussa Diop muy avocat. mu am fu mu ko yóbbu. yaa ngi dégg. non loolu maa ci gën a placé kii konk parce que booba dara amagul. mais monsieur Guèye quoi qu'on puisse dire. xar kanam ak liggéey bi nga xam ne Dakar Dem Dikk mi ngi koy am ba tax sax mu am benn peut-être médiatisation bi nit ñi naan Dakar Dem Dikk. Moussa Diop dugal na ci loxo xam nga danga may déglu ma expliqué la. dama wax dama ni du ñëpp a war a wax. Moussa Diop bi mu ñëwee Dakar Dem Dikk boobu dañu amoon ay problème jamonoy Ablaye Wade grève guddi grève guddi parce que problème compensation lañ doon am dem ba am problème matériel. bi Macky Sall li ñëwee la mu njëkk a def moom mooy lan indil ñu 475 bis te lu tax mu indi loolu ba mu jëlee Moussa Diop teg ko fi Moussa Diop 1 mois la def mu taxaw ci télé bi mu ni dama bëgg état xaalis bi ñu ma yoral nañ ma ko jox ma matériel ma liggéey sinon du ma mën a liggéey président indi ko 475 bis dette croisée bi nga xamante ni moom mooy ay compensation arrière yu ci amoon maanaam. tey bu ñu waroon jox 4 milliards jox ñu 3 milliards bu ñu ko cumulé 1 milliard yi desoon yi muy 16 milliards man mii jóg naa dem ci premier ministre Boun Abdallah wax ko défendre ko mu ni ma dinañ leen jox seen 16 milliards ñu jox ko 16 milliards kon jox nañ ko 475 bis tout neuf. ñu jox ko 16 milliards foncier bi nga xam moo nekkoon Dakar Dem jamonoy Abdoulaye Wade ñu koy ñaan pour ñu def ko suñu tër pour am assise financière Abdoulaye Wade jamono jooju bañ. la ca desoon ba Macky Sall ñëwee da koo jëwaat bindu ci turu Dakar Dem Dikk muy assise financière boo xamante ni boo ko doon évaluer 34 milliards la kon Moussa Diop am na foncier am na 16 milliards am na 475 bis léegi mu ni dama bëgg a jaay 8000 mètres carrés su ko defee kaaru Ablaye Wade yi nga xamante ni defagul 4 ans yu paan yi ma yëkkati leen léegi yooyu 275 bis la woon kon boo jëlee 475 bis plus 275 bis da lay jox 750 bis. kon lu mu dee 500 bis waroon na fa am fi may wax yow amul 100 bis muy benn échec ngoog deuxièmement xaalis bi mu jaayee foncier bi daf ñu laajoon suñu xalaat ne su ma ko jaayee dinaa tabax direction générale. boo xamante ni dañuy louer tabaxul direction générale ba tey dinaa fay prêts sociaux yi il l'a pas fait yaa ngi dégg kaar yi paan nañu tey actuellement. kooku Dakar Dem Dikk dafa deltu ginnaaw. dafa deltu ginnaaw fii may wax ak yow actuellement fi mu ne nii li indi waral coow li xam nga lan la bi ma ko dénoncé ci Covid 19 bi. parce que ñun fii laa toog yow nga ni ma monsieur Guèye yéen li leen jox ci xaalis. joxuñu ko kenn yaa ma ko wax fii. ñu jox ñu 2 milliards 450 millions. ñu jël étudiants yi yóbbu leen les enseignants ak élèves yi yóbbu leen. ministre de l' enseignement jox ñu 160 millions. ñu xëy am problème gasoil xam nga loolu problème la. le ministre demandé non xaalis bi ñu leen jox anamu. man ma génn def sortie dénoncé leen parce que xaalis bi dañ koo jël ay cadre jox leen am cadre yoo xam dañ ñu non ñun liggéeyuñu ko wala ñu. mbirum enseignant yooyu bi ñu ko ci interpellé moom dafa wax nombre bi ñu ko waxoon ni moom mooy dem jour boobu nombre bi dafa surpassé ndaxte bi ñu ne ko tant d' enseignants ñoom ñooy dem rejoindre seen ay localités respectives tey bi ñu ñëwee dañu fekk des milliers d' enseignants non je ne parle pas dama ni ñoo leen yóbbu bu ñu fekkee ni dañ ko waxoon 300 indi 1000 waxuma loolu dama ni ñun ñoo jël enseignants yi ministre de l' éducation dañoo fay dama bëgg mu leer ministre de l' éducation dafa fay Dakar Dem Dikk kon bu fayee Dakar Dem Dikk ak 2 milliards 450 millions te salaire yi bokkuñu ci kon ñun amuñu waruñoo am problème. fii may wax ak yow amatuñu prêt social suñu denrée amatuñu caisse sécurité sociale fayetuñ ko mais lépp Dakar Dem Dikk dafa taxaw lépp rouge. kon ñun li ñuy wax ku defaat rétroactif mauvaise gestion bi bañ ko dalee wax du loolu et puis li gën a grave xam mooy lan
tey dafa jël partem ñoom ñépp mu indi leen dugal leen fa def leen ay cadre ay agents maîtrise ba salaire bi fi mu nekk nii attanuñ ko beneen bi xam nga mooy lan Dakar Dem Dikk ratio la ratio cela veut dire sooy embauché bis bu nekk 6 personnes la war a gàddu boo amee 100 bis bu ne da ngay calculer 6 personnes bu koy dépassé nga dépassé ay 5 personnes su ko defee di nga am benn assise financière doo am yenn problème yi mais xoolal Dakar Dem Dikk tey actuellement 3200 agents yoo xamante ni doo comprendre parce que exploitation moo fa nekk mooy exploiter réseau yi. yaa ngi dégg ak techniciens yi ñoo fa war a ëpp. 3200 yi ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel administratif yi ñu nekk ci bise ñëpp ci lañ bokk. ñëpp ci la ñu bokk. te moom ba mu fay ñëw 1900 xaw ma personne la fa fekk te beneen bi moom mooy li gën a grave xam nga moom mooy lan ci Dakar Dem Dikk il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord. comprendre nga la wax am ñoo xamante ni sax liggéeyatuñu ngay jël ay directeurs yoo xamante ni da nga leen di nommer ba pare mais yow sooy pouvoir yi nga yor yow yaay roof yaay roppi comprendre nga dara doxatu fa kaar yi paan nañu xamatuñu fu ñu jëm ñu koy dénonce ba bëri ki démb dama ni président je ne parle waxuma ministre bi waxuma conseil d'administration mais président yow la kaay régler problème Dakar Dem Dikk parce que man maa njëkk a jóg taxaw bi ma taxawee le secrétaire général ministre recevoir na ma. wax ko directeur cabinet mu recevoir ma ministre recevoir ma ñu ne ma mais Omar Gueye li ngay wax ni man leen li moom moo na am ñu jël affaire bi yóbbu ko jox ko président ci la président waxoon ni Dakar Dem Dikk damaa bëgg ñu xoolal ma ko tey nag mu dem di dem ba def mauvaise gestion mu xam ne ni conseil d'administration woote na pour mu war a justifier wu mu ne xaaral ma wax lii su ma ko waxee bu ñu ma dàqee sénégalais yi wax ni carrément 3e mandat la mais dama ni. waa kay ci loolu lañuy taxaw est-ce que kon est-ce que. du mbiru coup d'état constitutionnel bi nga xam ne wax na ko moom lañ ko dàqee. mais pas mauvaise gestion parce que quoi qu'on puisse dire. Moussa Diop politique yi en général dañuy peser ci li nga xam ne moom mooy seen poids électoral dans le sud dans le nord du pays plutôt ku ne xam ne ni Moussa Diop dafay il pèse lourd là-bas am na fa électorat bu am solo donc Macky Sall est-ce que tamit parce que waxoon na fi lu gën a flagrant ci élection yi. neewoon na fi dañu war a. jëlee autoroute Ila Touba yóbbu ko Fouta voilà. loolu moom moo gënoon flagrant parce que ku ne xam ne tamit communauté mouride li muy posé ci électorat donc tey bu nee coup d'état constitutionnel ñu dàq ko ngeen bëgg ni jàpp ni mauvaise gestion la mbir mi day xaw a lëndëm ci xelu Sénégal. waaw xam nga diw yaa ko wax. ku nekk xam na ni fii Sénégal jamonoy sëñ Fallou sëñ Babacar Sy ba léegi. ku nekk xam na ni paix sociale bi tarixa yi mën naa ni ñoo ko yor. dëgg la Ila Touba gën a garaaw ju loo gis. kon bu ko Macky Sall doon dàq fa la koy dàqee. mais dàq ko parce que li mu ko jox. mais jamono jooj tamit yéen a ngi doon def ay sorties naan dafa ba yéen a ngi doon wax mauvaise gestion bi. parce que loolu yàggul yéen a yàgg yi. non dama lay wax ba dama la fu mu mën a doon laa ci Sénégal. je défie quiconque li ma ci mën a wax kenn mënu ko parce que bi mu ñëwee amagul matériel amagul dara beneen syndicat bi di ko xeex maa taxaw bañ collaborer ak moom ne ko grève du fi am. nañu bàyyi ba mu am matériel alal ji yépp ñëw boobaa ñu mën koo juger. waaw bi alal ji ñëwee ñëpp am man la njëkk a taxawal li problème bi moom mooy pacte social bi amoon Dakar Dem Dikk mooy maanaam koo mën a embaucher Dakar Dem diplôme boo mën a am boo ñëwee dañ lay jël comme receveur nga def ci corps boobu 5 ans soo ko mën a présenter ay concours ak yooyu mais moom dafa ñëw jël contrôleur Dakar Dem Dikk da ngay nekk receveur. def concours ñu former la nga mën koo nekk régulateur chef mais moom dafa lay jëlee tey xoolal jël na fa ab tailleur def ko chef de ligne ma ne ko nag dans ce cas là lii mënut a nekk comprendre nga foofu la ñu commencé di yuuxu Ila Touba bi mu ko waxee. man mii maa njëkk génn fii Thiès taxaw ne président waxloowu ko moo ko waxloo boppam déglu ba baax dama lay wax te président dàq ko te mënoon na koo dàq parce que la mu ko wax dafa grave ñuy dem ñun may génn di dénoncer. muy taxaw naan maa fi nekk man la fi Macky Sall teg mes pouvoirs mes prérogatives may rendre compte mais tey coow li jarul muy bari xam nga lan moo fi ne. ñun dañoo wax ni mauvaise gestion la moom génn na wax 3e mandat dàq nañ ko léegi ce qu'on demande na assumer ay responsabilités moi je dis la vérité gis nga Dakar Dem Dikk patrimoine national la président état lim ci def kenn masu ko cee def. il a injecté des milliards et les milliards c'est pour les Sénégalais un monsieur est là daan génn ci télé yi di leen sëlëm di wax loo xam ne dara amu fi kenn du fi sëlëm kenn on demande ñu auditer ko mu leer suñ ko auditer ba mu leer su boobaa nag
ñu xamante ni moom du mauvaise gestion mais bu boobaa ñu xam ne nag tey jii 3e mandat la. su boobaa les Sénégalais sont là ils vont arbitrer mais je demande que nit ñi nañu tey parce que la ca biir ñun ñoo ko xam ñoo koy dund. te am nañu yaakaar bu ñu ko audité lépp dina leer. d'accord dinañ ci dellusiwaat léegi mbirum audit boobu Gora dañuy wax ba léegi ci wàllum inondation yi Thiès en général rawatina parce que Cité Senghor tamit bokk na ci gox yi nga xam ni moom la mbënn mi di gën a laal boo weesoo li nga xam ne foofu fi nga xam ne moom mooy côté marché central jàpp chambre de commerce wàcc gouvernance foofu mbiri day jéggi dayoo Madina Fall gis nañ démb ni mu mel mais Cité Senghor dafa nekk cas boo xam ni naam yàgg dafi ndax jamono ji ñuy wax mango yi fii nii ndox mi foofu la daan yem lu mu daan bari foofu la daan yem tey travaux Promoville yi daan di ñëw mbir mi amplifié wu daal di gën a jéggi doyo ndax Promoville bi c'était nécessaire pour ñu def ko foofu noonu ndax dafa mel ni dafa yokk joote. D'accord madame Fall. dégg naa li nga wax. comme Promoville bi projet la boo xamante ni maire bi moo ko doon piloté. ñun ñëpp wax dëgg yàlla dañu yaakaaroon amoon yaakaar ci projet bi ni bu ñëwee dina saafara sunu jàngoro. mais saafara bu jur jàngoro la xaw a gën a nuru. ndax nit kenn bëggul ñu defal la lenn nga xëy mu jural la loraange. man su ma waree ñibbi sama kër dama fay jaar dëkkuma fa ci côté bi dëgg mais bu ma waree ñibbi dama fay jaar sama oto du ma jàll. damay obligé di wiiri kon ña fa dëkk ñu ngi dund loo xamante ni yaakaar naa ni li yokk joote gi gënalu leen ndaxte biñ ko bàyyee woon noonu mu nekkoon suuf. bu musaana taw. daan na taa mais suuf si dina naan. mais ak niñ ko defee nii. décaissé def seen ay compactage teg seen pavé. su ndox bi ñëwee léegi. Lamine doguma la Lamine bu fekkee ni image yi tamit yemb na ci démb ñu Thiès mel nga daal ñu koy may ci loolu sax Gora. may damay waxtaan ak benn kilifa zone boobu noonu maa koy expliquer lii ma lay wax ma ni ko dafa mel ne ni mu meloon moo gën mu ni ma ak benn dawalkatu wotir mu ni ma nii moo gën parce que. nu mu mënta mel wotir den mën a jàll ak oto yi mais démb ku ne xam na nit foofu wotir mënu fa jàll oto mënu fa jàll. loolu moom man déggoo li ma la wax am na leen loo xam ne du ma ko wax ndax ci télé laa toog su ma taxawul woon gisal sama bopp. tey am na ci yu bëri yoo xam ne du ma ko wax mais dama profité ci occasion bi génn xoolaale yu bari maa nga fa woon ñoom bi ñuy pompé maa nga fa doodaan bi nekk fii demoon nañ ba ndox bi egg si foofu. am na benn moment dem nañ ba doodaan bi ndox bi ñëwoon na ba fii presque à 100 mètres ak intersection robinet Bagaar bi. kon ndox boobu bari woon na. bari woon na dëgg la am na ñoo xam ne ñu bëri ñu ngi naan xëy na lii moo gën mais lii ci kaw lan man seen projet vraiment dama koy saluer di ko rafetlu mais dañu toogoon benn moment bi nawet bi di soog a tàmbale. lu bëri ndox bi da daan taa foofu di fa yàgg bu ñu waxee dama daan dégg ci ay nit ñu ni dañu am problème électricité pour mën a mettre en marche li nga xamante ni mooy seen pompe yi mais ma ni comment en tant que maire yi def projet bu toll nii ñu dem ba fii nii te waroon ko njëkkee te waroon a njëkkee lool ba jën moo warul mën a njëkk sax bopp je pense man dama doon xalaat ni est-ce que waruñu woon def lenn en tant que technicien def benn système de drainage boo xamante ni dañ koy mettre direct ndox bi muy écoulé wu di dem ci li nga xamante ni mooy réseau yi mais waruñu tey jii di toog di sukkandiku ci lu mel ni pompe c'est mécanique mën nañu xëy tey mu am problème ndox bi du dem te bu boobaa ci la ñuy gën a ñun am problème ñun mbir mi sax dañuy jàpp ni ndaxte fépp la xale yi nga xam ne tabax nañ ko récemment sur l'ensemble du territoire national ci laay dañoo ñëw sax waroon prévoir li nga xam ne moom mooy ay canal ay caniveau doo ko mën a sóobu ci tali yi tey jii ci loolu laay ñëw lu ci mel ni R100 am naa fa sama benn xarit démb vidéo yi ñu ngi fi am na benn tali boo xamante ni dindi nañ ko mooy fi nga xamante ni mooy côté garage taxi bi noonu doon dugg ñoom aussi démb tamit ci loolu lañ dund nañ ci lu metti parce que depuis 2018 lañ leen daggal foofu war leen ko defaral te defaruñ ko c'est que moo tax ma ni ñun dafa il est temps dafa am fu ñu toll ñun boo gisee assise taxaw fenn fi mooy dañu nekkoon ay sportif yoo xamante ni def nañ lu ne football nañ fu ne pare nañ toog bëgg a jàppale suñu askan wala bëgg a jàppale Thiès mooy tax ñu ni koñ bu ne parce que bu ñu toogee à chaque fois bëgg a xaar di nga xam ne mooy waaye politique yi ñun depuis Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade yaakaar naa ñi ngi fi te gis nañ ni ñuy doxalee ak ñun
man lii di ci mënd mi ci laay wax parce que mënd bi mën ma concevoir à chaque année ñu dégager benn budget pour régler problème mu mënd mi te tey la gën a pire. 750 milliards. tey la gën a pire ca partout xool leen li am démb au Sénégal. am ñu ci ñàkk seen bakkan franchement am na leen loo xamante ni ñee ngi ñàkk seen bakkan nit ñi fanaan nuñ ci jàmm ñi nga xamante ni ñun sant yàlla alhamdulilah sax ba nga xamante tey jii toog nañ ba tala ñëw toog fii ci plateau di ci wax. mais am na ñoo xamante ni taluñu ko bu ñu waxantee dëgg taluñu ko kon man dama bëgg ñu waxtaan naat parce que nu ñu war a waxtaanee mooy ñi nga xamante ni tey jii ñi ngi leen di jox ñu war a dimbali askan wi wala di def yenn projet yi bu fekkee mënuñu dem nañu wàcc si sur le terrain fépp foo dem fii ci Sénégal ci koñ yi ci leneen ay jeunes yu mel ni ñun ña nga fa. ay techniciens ay ingénieurs et tout. am na ci leen loo xamante ne bu ñu wàccee sur le terrain di waxtaan ñi nga xamante ne ak ña fa dëkk ñi nga xamante ne à chaque fois écoulement eaux pluviales yi buy taw ñoom dinañ xam sens d'écoulement yi et tout bu ñuy waxtaan ak nit ñi yaakaar naa ne dinañ leen a mën a gindi ci yenn yi mais mënuñu xëy un bon jour comme récemment ce qu'ils ont fait ñëw fii ci miiru camp bi. indi seen ay tractopelle tekee ci li nga xamante ni mooy foofu. bàyyi ko noonu dem. yàlla ji dem démb mu taw gis nga la fa am. c'est ça yaakaar naa ni daara ja nekk foofu. dañ doon sauver taalibe yi ak leneen ñun assise nous sommes apolitique lijjantewuñu képp kiy politique wala leneen wala ànduñu ak benn politicien mais li ñuy wax mooy man suñu askan moo ñu ñor. Cité Senghor nañu génn ñu jàppoo jéem a xool nu ñu defee suñu ay collecte régler suñu problème man je salue Touba sa kanam. li ñuy def parce que genre de situation yooyu moo war a am actuellement au Sénégal. ñun ñu bàyyi leen ñun ñi nga xam ne ñooy askan wi ñiy jéem a xool nu ñu dajaloowee di dimbalante suñu biir di régler suñu ay problème parce que depuis Senghor moo fi am bu fi Macky Sall jóge woon aussi tamit yaakaar naa lii moo fi am mais nag dafa pire quoi li am ren macha allah nawet bi baax na mais ñu ngi leen di ñaan daal te fu ñu toog aussi tamit loolu la ñuy wax na ay jeunes yu mel ni assise ñëw génn ci askan wi parce que ñi toog nekk ci koñ bi yow yaa mën a dimbali sa proche bi la gën a jege. ñun dañu génn ñi ngi ci daara yi ñi ngi ci leneen même ba Covid bi muy am ñun xaaruñu politicien parce que am na ay daara yu bari yoo xamante ni fii waxoon nañu li nga xamante ni mooy seen soxla lii di ceeb yóbbu nañ ko fa lii di ay bassan yi nga xamante ni ci la ñuy tëdd yóbbu nañ ko fa ak leneen assise mu ngi fiy taxaw ñun gisuñu maire gisuñu dara lépp lii ordonnance boo xamante ni fii nit ñi dañ koy jànkonteel ñun dañ koy faj te lépp suñu doole lañ koy fajee parce que macha allah ñun ñëpp ñu ngi liggéey. suñu cotisation mensuelle c'est 1000 francs carte de membre 7000 francs d'adhérence c'est ça à part ça defuñu leneen mësuñu taxaw ak politiciens yi ñu wax ak moom. d'accord moo tax ma bëgg rek askan wi na ñëpp mel ni assise. d'accord génn ci sa koñ ñu booloo ren nawetaan amul. dara amul. est-ce que sensibilisation bi yegg na fa mu war a yegg. waaw yegg na. parce que ba nii sax sunu ay papier génn na préfecture dem police. ñi ngi ci. d'accord pour tout. d'accord pare régler lépp daal. macha allah d'accord foofu ca Cité Senghor nga doon wax léegi. foofu ñu xoos yéen tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Kangé mi kilifa ya fa nekk. miir bi nga xam ne moom moo daanu woon côté boobu noonu dafa gën a yokk joote ndaxte kër yam jàkkaar loolu ndox ma dafay wàcc te dugg directement ci yooyu ne kër te kër yooyu ay mag ñu fa dëkk kon waa Kangé mi tamit ba nga ñu mënee dimbali ci loolu ngeen ñëw tas miir bi nga xam ne moom moo nekk foofu ngeen tasaare ko wala ngeen tiidee ko fa parce que tamit nam mel foofu jégg na dayoo loolu tamit madame Fall maa ngi la ciy ñaan nga may ma ci tuuti ndax dama faa jaar yor sama oto bëgg a jàll benn wëtiir di ñëw li ñu desal bariwul ma taxaw mais bi ma xoolee li réduire li nga xamante ni mooy chaussée bi ma xool xam ne mur bi la après man dama choqué wu parce que lu toll ni ay homme de loi seen mur daanu ñu defar ko bàyyi ko mu daanoo noonu wàññi yoon bi nga xamante ne fa la nit ñi war a jaar man dama naan est-ce que ñoom jàll nañ foofu wala gis nañ ñoom li ñu causé gis nañ ko ils ont bien vu parce que ñoom ñoo tabaxaat miir bi te li ci gën a doy waar moo di góor a mbalin mi bi miir bi daanu bi ñu koy defaraat dañoo génneewaale mbalin gis naa ko ñëw déversé ko foofu sama wetu kër la tout juste kon waa Kangé mi ñu ngi leen di ñaan ngeen gaaw dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk côté boobu Omar Gueye Omar Boun Khatab Sylla nekk li nga xam ne moom mooy niveau directeur Dakar Dem Dikk moom moo nekkoon petit train bleu ndax moom amoon ngeen aperçu ci li nga xam ne moom mooy petit train bleu ba tax mu war a mën a liggéey Dakar Dem Dikk comme ni ngeen koy xaaree.
waaw xam nga ñun ay syndicaliste lañu ñun petit train black foo mën a jógee lu ñu amal importance ñun dañuy défendre suñu kër. xamoon ngeen ko yéen a xam non xam nga pour nga xam nit da ngay liggéey ak moom liggéey ak moom. ñun liggéeyaguñu ak moom kon mënaguñ koo xam ñun daal li ñu xam nga mooy lan. ki nga xamante ni dañ laa dénk société bi pour nga yëkkati société bi jëlee ko 1 yóbbu ko 10 sa morom bu ñëwee bu ko fekkee 10 da koy yóbbu 20. mais mënuloo ñëw ñu jox la ab société boo xamante ni 10 la nga yóbbu ko 5 mooy li nga xamante ni tey moo am Dakar Dem Dikk parce que état moom kër gi 76% il faut mu leer conseil d'administration am ay actionnaire ci biir état moom 76% moo tax état di jënd matériel bi ay milliards lay jënd ay bis duñu ko jox te dañ ko waroon a fay. xanaa moom bis yi dañ ko waroon a fay yow mënoo fay bis mënoo dépanner bis mënoo lenn beneen bi moom mooy gis nga directeur bu ñu fa mën a indi. fii laa koy wax du sax Dakar Dem Dikk fépp ci Sénégal fu mu mën a doon il faut les ministres là les directeurs là di waxtaan ak nit ñi. mënoo ñëw fekk ab société ñi fa def ay ñaar fukki at dund ko xam ko nga ni du ma wax ak yéen comme ni mu daan defuma ko gestion du yéen a may contrôler c'est pas votre problème man may rendre compte man xool naa ko ne ko duñ la xool ba nga ndërmbel suñu kër te looloo am tey parce que état bi lu ñu mën a wax état bi dañoo yeex parce que ba ñu dalee yuuxu yàgg na ñuy toog ba heure bii. est-ce que amuñu woon ñoom it lu ñu sóoraale comme ni ma la ko waxee sànq mooy le poids électoral. non qu'on se dise la vérité ñun ñëpp ay politique ku ne am nga foofu far mais booy politique da ngay liggéey ba wàcc dem politique yi parce que politique boo ko bëggee duggee ca kër ga mais loolu du sotti Dakar Dem Dikk ay këru politique la wax la nii rek président de la République mooy nommé le directeur mais bu ko nommé aussi c'est pas que ni dana ko demal rek nga politique. mais dem na ba un certain moment tamit Dakar Dem Dikk politique ga moom moo fa ëpp li nga xam ne moom muy liggéey normal ku si nekk da nga doon bay sa waar di xëcc sa bopp. non dama ni non qu'on se dise la vérité c'est xoolal fa Christian Salvi ba fii may wax ak yow c'est la première fois li am fa dama la Dame Diop apériste la. bi mu fa ñëwee dafa respecter textes yi respecter normes yi. pacte social bi mu fa fekk la direction et les syndicats signé ko da ko respecté waa Diourbel naan ko yow Diourbel nga dëkk ñun ñoo la fal danga ñoo war a avancer ñëw mu ni du ma ko def il l'a pas fait respecté resto yi respecté lépp moo tax on n'avait pas de problème. Dame Diop bi ñu fay ñëw dañu am ay problème mu retard salaire mais Dame Diop l'a réglé kon tey moom bu muy doog a ñëw la ma wane woon début bi bu ko kon ne woon ba heure bi Dakar Dem Dikk leneen la ñuy wax parce que xoolal ay Afrique Dem Dikk fi mu ne nii Afrique Dem Dikk arrêté na. dañ leen di reverser waat Sénégal Dem Dikk te pourtant ba muy ñëw dañ ñu ko c'est pas encore le moment le projet baax na Sénégal toll na foo xamante ni war nañu am ay bus yu luxe yu confort sécurité di dem sous région bi mais boobu moom gisul loolu mu ni non il faut que mu def loo xam dañ naan maa fi def lii loolu amul sens léegi li mu defoon ak ni taxaw na nga def yow yaa ngi loué direction générale nga def Afrique Dem Dikk ñoo xamante ni 4 bis ñooy dem Gambie ñëw. nga jël personnel boo xam ne kenn mënu laa expliquer nu mu toll dem luyewaat beneen immeuble foofu encore nga jógee foofu jël ay bis yóbbu leen ca Podor ñuy daw ay Richard Toll ak ay yu kenn xamul. yaa ngi dégg tey loolu lépp tey ci gàddu ko ci Dakar Dem Dikk est-ce que ñun tey jii bu ñu amee problème salaire yow doo ko yëg ñun ñoo ko yëg. su kër gi daanoo fi mu ne nii je vais vous dire gis nga le directeur là su ko neexee bu ñëwee passation de service lu muy njëkk a xool mooy personnel bi ak masse salariale bi. bu ko wóonee ratio bi fi mu ne da ngay waaru am na yoon may na ko 3200 et quelques agents su ko wóoree ni actuellement fi mu ne nii li muy am mënut a dem yoon may na ko mu ni damay yóbbu chômage technique mais ñun on va pas payer les pots cassés parce que alerte nañu ba ñu war a alerter léegi nag ce qu'on demande à l'État mooy na accompagner kii di fi ñëw ñun mu accompagner ko parce que loolooy tax ñu am assise yaa ngi dégg te suuf si ñuy jaay ñu arrêté ko dama bëgg mu leer parce que jaay suuf ba pare alal ji ay milliards yi kenn gisatu ko conseil d'administration waxuñu ministre bi waxul ba léegi nii moo tax ce qu'on demande mooy suuf si suufu sénégalais yi la gis nga Barthélémy Dias ak Moussa Diop. ñun yooyu ñuy wax autorisé bañ a autorisé Moussa Diop daal moo ñu jaay na ko 1 milliard. 1 milliard yi moo ne woon 350 da koy tabax direction générale defu ci tous kon ana 1 milliard ya Dayman Bank jaay na ko. ana milliards ya chinois yi jaay na ko ana milliards ya dépanne woo ay car tabaxoo direction générale ñu joxaat la 16 milliards état fay ñu 16 milliards ne 16 milliards yi 3 milliards 200 laa leen jox par année muy 5 ans mu jël 16 milliards yi def ko créance ca banque ba ñu jox ko 11 milliards où se trouvent les 5 milliards
mais tey mu xam tey jii loolu am na état dàqu ko de bàyyi ko fi rek may yuuxu rek bu fekkoon ne tey politique la man kon lan moo tax état toog man di ma seetaan kee yow du APR parti boppam la yor te man personnellement man mii ko doon dénoncer parce que kenn ñemewu ko waa ji puissance bi mu amoon. kenn ñemewu ko woon j'étais le seul bu koy affronter. Ça c'est vrai. yaa ngi dégg. moo tax may bëgg la laaj ma ni kon. est-ce que du Moussa moom dafa amoon benn majorité biir Dakar Dem Dikk. C'est ça. majorité bi mu amoon. voilà mooy nii la may ma rek. maa ngi jaabi non 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 defal naa ko ma wax la non da ngay ñëw ma ni ku nekk xam na ni syndicat yi man Jibi Gueye Ndiaye Goudiaby mu xeex ak Goudiaby bi muy xeex ak Goudiaby man maa taxaw bi mu retraité li mu bëggoon xam nga mooy lan. mooy léegi système am mu teg ko système bi mu war a teg mooy partem yépp ñu ñëw. foofu laa taxaw ne ko non je suis pas d'accord les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. mu jël mu créer mouvement ànd dooleel Moussa Diop ca biir. waaw ñu ni ko yow xamoo kuy Omar Gueye. mouvement bi mu créer ko syndicat pour mu affaiblir ma dégg lu baax de attanuñ ma mu duggaat sama biir syndicat jël ki ma dendal pour mu affaiblir ma attanu ma mu xëy génnee note d'information ne Omar Gueye dootoo interlocuteur dootoo secrétaire général. lépp ñuy xeex man ak moom. parce que maa koy dénoncé kenn ñemewu ko. dàq na fi ab secrétaire général. te Sénégal léegi li fi nekk mooy lan ba mu créé syndicat bi syndicat boobu léegi booy ay CDD la ñu amoon kenn embauché gu leen syndicat boobu nag ku ñëw ci syndicat bii am CDI ñëpp fàq dem loolu lépp créé na ko foofu kon xam nga tey lan moo fi nekk jukko yi yàq na ko. dëgg la yaa ngi dégg compétence expérience sérieux assidu. amatu fa. loolu lépp yàq na ko matériel bi yàq na ko. suñu alal paccaxee na ko léegi tey jii ñuy dénoncer ba gars yi jàngat affaire bi ba président wax ci conseil d'administration convoqué ko dañ koo convoqué pour mu leeral affaire yi mu xam ne ne dàq la jëm parce que conseil d'administration d'urgence ministère foo ko dégg ci monde bi xam ni le directeur dana rendre compte. mu xam loolu moo tax mu dem CNT bi wax li muy wax. d'accord Omar Gueye di fàttali tamit yow. yor nga fii à Thiès benn mouvement politique ànd doxal sa gox foofee sa ñetti kàddu bokk tamit ci mouvance présidentielle. troisième mandat yow da nga ci àddu wala doo ci wax. du ma ci wax tey du ma ci wax ëllëg parce que ki ma àndal bi nga xamante ni wax jot na wax na la muy wax ak sénégalais yi fi mu nekk nii kenn ku ànd ak moom lam la wax liggéeyal pour ëllëg li nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy xaar ci ñun ñu gis ko. kon lu jotagul man duma ci wax tey duma ci wax ëllëg. d'accord Moussa Diop en tant que politicien est-ce que jàpp nga ni day démarqué wu ci li nga xam ne moom mooy mouvance présidentielle. moom nee na du Khalifa Sall. il a dit détracteurs yi nañ ko xaar mi ngi ñëw dama ni man daal maak moom tegante nañu dënd biroom te yàlla dimbali na ma lépp li nga xamante nii. waxoon naa ko mu wax ko dañu moom dinaa la licencier dinaa la daggate dinaa la dàq centre médical ba ñu bindoon Moussa Diop. politique taxoon nee woon naa ko centre bi danaa ko tëj te sa tur dinaa ko dindi tëj naa centre ba dindi naa turam. centre médical social ba. centre médical ba ci laa la dalaloon Walfadjri il paraît. jeex na maa la wax lool ma ne centre médical ba arrêté. parce que xam nga lu tax man loi droit lay xeex centre médical bu lu tax mu arrêté du ngóori du dara. parce que ministère de la santé ñoo ko yor da ngay dem déposer say kayit ba ñu jox la li ñuy wax quitus cela veut dire récépissé nga mën a exercer. beneen bi mooy Moussa Diop dem ñu tuddee ko turam pour lan politique gis nga jour bañ ko waree def mu dem jënd ay indi bongo yeeg ñaw ay affaire pour ñu naan woy Moussa Diop xoolal ci laa ko war naka la neewoon naa ko du ubbi te jour ba ubbiwul beneen ba turam effacé naa ko dañ na. yaa ngi dégg li ma la wax beneen ba den woon damay dàq yàlla def na tey jii la mu wax ko tan ngay toogee yow ànd ak président de la république naan way un président élu élu bi démocratiquement si tu ne fous rien on te fout dehors. xoolal waxam yu teggi ne yooyu moo tax fuutur nañ ko door. li ñu cërale woon ci waxtu mi ngi waaj a jeex ñu daal di bàyyi góor rek moom mu daal di joxe kàddu gu mujj góor lan ngay xaar ci li nga xam ne ñoom ñooy autorité étatique gi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo faree ci commune Thiès Est en l'occurrence monsieur le maire Pape Bassirou Diop. waaw li ñuy xaar ci ñoom bari na te li ñuy xaar ci ñoom boobu ba léegi aussi ñu ngi koy xaar ci ñoom mooy ku ñu dimbali ci lii ñu ne ku ñu dimbali ci lii ñu nekk jëlee ñu ci li nga xam ne mooy mënd bi ak
di leen ñaan ñoom ñëpp ay pères de famille lañ. démb ku dund fii xam ne fanaanuñ ci jàmm. wallaahi ñi fi nekk ñu bëri tey ji ci ay dëkkandoo lañ fanaan na maire bi jóg ñëw xool si ñii man li ma gën a metti ci li nga xamante ni tey jii nekk na ci bu ñu waree dimbali ñi nga xam te ñooy ay sinistré ñu ñëw di la jox benn saaku ceeb wala leneen nañu bàyyi nit ñi ñu yaakaar que ni ñun dañoo xiif yow laay yóbbante yow mi nga xam te ni yaa fi toogal ñi nga xam te ni mooy waa APR. yéen gis ngeen lii mu ngi nii seen kanam gis ngeen Thiès parce que yow Thiès nga dëkk xam nga li am démb yëpp ci dëkk bi rawatina boo demoon sax ba fële di Jules Sagna ak leneen image yaa ngi nii fii suñu quartier la xam nga ni lii metti na nit mënul dund ci lu nu mel nañu ñëw jàppale askan wi li nga xamante ne tey ji moom lañ fi teg mooy seen pompage fii nañ jéem a xool nuñ koy yokkee ñu dimbali ñu jëlee ci lii teg ci ñi nga xamante ni ñoom dañ ci fanaanuñ ci jàmm démb nañu jéem a xool nuñ leen yóbboo jàppale leen ñu génn ci lii ndax nit ku ne nit la te heure bu ngeen bëggee taxaw pour ku leen fal wala ku leen leneen ci ñoom ngeen retourné ñëwaat may lancé waat beneen message ci ñi nga xamante ni mooy population bi lépp li nga xamante ni mooy ay égout wala drainage dafa am gestion surtout parce que man mënuma toog fii nekk Thiès waa partie bi ma gis ñu def curage mooy partie Aiglon bi laa fi gis avant ñi hivernage à part ça gisaatuma feneen foo xamante ni def nañ fi li nga xamante ni mooy curage te nag booy préparer hivernage yaakaar naa li nga war a njëkk a def mooy tijji say canaux def say curage nettoyer préparer askan wi tamit ñu xam ni lépp lu ñu mënti defaral pour ñun la mi samay mbokk muy samay dëkkandoo mi ñeneen ñu bàyyi canaux yi nga xamante ni dinañ ci sotti ay mbalit ak leneen ndoxu taw aussi tamit ak ndoxu petit yi nga xamante ni ñu ngi koy sotti ci mbedd yi mooy causer yenn stagnation ndox yi ci nous sommes en période de pandémie nous sommes en période de pandémie situation yi gis nañ ko situation sanitaire bi démb gis naa loo xamante ne man dugg naa ci ay kër di leen ŋaccale et pourtant bu ma fay jaar damay teggi ndaxte ñoom ñoo jël seen ay petit ak leneen sotti ci biti démb petit yooyu ak seen raxasit yeeg yooyu ñoo àndaat ak ndoxu taw bi defar retour dugg seen biir kër kon askan wi il faut ñu yeewu aussi ci loolu ñun ñu ngi taxaw fu ne ñu dem fa di jéem a jàppale ay nit wala leneen ah kon nag nit ki dimbal ci say wewu tànk yow yaay jàppale waale sa bopp te ñu bàyyi président ak état nag depuis ñun bi ñu juddoo ba léegi benn gestion la ñam benn gouvernement moo fi amoon à chaque fois loolu laay wax gouvernement Senghor bi fi nekkoon ba léegi moo fi ne parce que même problème yi ñun moom la ñuy dund muy nawet muy lu dul nawet muy ak leneen en tout cas man moom ak ñun ñu nekkal ñi nga xam te ne ñooy assise ñun nous sommes apolitique lijjanti wuñ leen wala ñu xool leen xaaruñu leen aussi ci dara ay bonne volonté lañ génn bëgg a jàppale suñu askan ku ñu ci mën a fekk si nga ñëw fekk si ñu parce que assise c'est pas Cité Senghor simplement c'est Thiès on a des membres partout yoo xam te ne ñu ngi ci yenn quartiers yi képp ku ci bëgg a bokk aussi tamit suñu siège fii la Rocade Sud Cité Senghor man maay secrétaire général am nañ président am nañ tout ça ñëpp a ngi fi nga ñëw ñu ànd liggéey Thiès lañ wax mais waxuñu liggéey Cité Senghor lancé waale appel ci jeunes yi na ñëpp génn def comme ñun parce que ñun am nañ beneen boo xam te ne ñun ay sunu ay jumeaux la ñu nekk R100 di cash ñoom aussi ñi ngi def lu mel noonu lu rafet la di jàppale askan wi di def leneen nañ leen génn ñu jàppalante man leen rek laa la yóbbante yow mi nga xam te ne yaa fi nekkal sa gars yi ñu bàyyi ñu xel nañ ñu bàyyi xel ndax lii metti na te ci marché la jëm te ñu bëri yoon bi la ñuy emprunté pour dem marché am na ñoo xam te ne dañuy jaar nii pour mën a dem taseet wala leneen situation yi bari na bu ñu toogee bëgg a wax lépp day mel ni defaratuñu parce que bu ñu bëggee génne image wala leneen rek bu ñu ko génnee tey jii fii nii wala ñu wax ko fi dinañ mel neneen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant assise membre yëpp di koy jëlee ci président ba ci suuf a suuf di sant aussi tamit ñi nga xamante ne mooy waa koñ bi suñu waa koñ di Cité Senghor seetaan nuñ ñu ci dara te ñu ngi ñuy jàppale lu ñu woote aussi ñoom ñu ngi ciy génn ñëw ak seen ndimbal ak leneen di sant sama famille sama waa kër sama yaay ak samay jabar et tout ça sant yàlla alhamdulilah sama jabar ndax yow sama jabar nga yow sama jabar nga kon sama jabar nga di sant sama jabar bu baax a baax léegi nag di ñaan yàlla lii nga xamante ne mooy situation sanitaire bi yàlla na ko fi borom bi jëlee te ndox mi aussi tamit yàlla na ci borom bi def ndox mi sedd amiin ba jóge ci jàmm ak salaam d'accord jërëjëf Gora di la jaajëfal bu baax yow it ci disponibilité bi Omar Gueye ñu ngi lay jaajëfal yow it ca gàddu gu mujj waaw sama kàddu gu mujj rek li may wax mooy xam nga li woykat bi wax bul daal di dégg daal di gëm dégg-dégg dafa war a xóot gis-gis war a leer du ñëw rek nga gëm ko sénégalais yi nañ ni tekk déglu tuuti rek
dinañ xam ndax Moussa Diop li mu wax moo tax ñu dàq ko wala dafa xam li mu def. fa mu jëm constitutionnel wala mauvaise gestion. mauvaise gestion beneen bi. d'accord mooy boo gisee coow Dakar Dem Dikk yépp di am. mooy dañuy demander état bi encore conseil d'administration bi nga xamante ni fa la ñuy jëlee décision yi état am ci 76% dañu bëgg mu ci action yooyu état jox ñu ci ñuy toog fa ñu jëlee décision su boobaa bëri na loo xamante ni suñ ko naree jël ñun ñu nekk acteur principal yi ñoo koy xam dinañ leen déedéet parce que lii su ngeen ko defee lii lay jur mais ñun duñu ay actionnaire ñoom ñoo fay toog directeur bu ñëw bu ñuy def conseil d'administration lu ñu leen wax la ñuy gëm. yaa ngi dégg ñun duñu man lu dul dem ci télé ak rajo yi mais bu ñu état joxee comme ay waa Sen'Eau yooyu yëpp nga xamante ni travailleurs yi dañuy toog fa ñu jëlee décision kon problème mu Dakar Dem Dikk day réglé wu. une fois pour toutes. Deuxièmement aussi moom mooy le nouveau directeur bi ñëw. ñun ay syndicalistes yi on n'est pas là di xeex nit ñi ñun li ñu bëgg mooy képp koo xam ñëw nga daal jiital intérêt kër gi intérêt travailleurs yi bu la état naree laal sax ñu dox ci kawam. mais boo ñëwee di doxalee neneen gisuñu ci suñu bopp kër gi gisu population ñu dox sa kaw. bi may daanelee nag mooy xeex bi mettoon na trop dama koy waxaat fu ne la nit daan toog di ma ñaanal dem na ba waa Dakar Dem Dikk kenn ñemewul maa jege téléphone sax cadre yi su ma nee allo bu dee Omar Gaye nga ni déedéet waxal ci suuf parce que bu la waa ji gisee nga taxaw ak man sax c'est fini kon nag ñaan yépp ñëw nañu samay mbokk yéeg ñépp doon ñaan surtout rawatina waa Thiès xam nga Thiès waa day sat nga dimbali waa Thiès nag yaa ngi dégg dimbali lañu bu baax nag waa Thiès jàpp nañ ci jàpp boo xam kenn mënu la koo expliquer parce que nit ku taxaw di la jaay doole te li doole ji mu lay jaay tegu ko ci dëgg tegu ko ci yoon dafa metti mais tey sant nañu yàlla bu baax a baax te may wax rek ni syndicat la muy direction générale tey mën nañoo ànd suba ànd ñu mais la personne de Moussa Diop yàlla xam na ni ay waay lañu seq nañu kóllëre yoo xam ne diggante nit ak nit mais liñ doon demee nag xeex la woon rek yàlla jëlee na ko fi ma koy ñaanal yàlla na ko suñu borom jox lu gën lii parce que nag xoola après tout ñun ñëpp ay sénégalais lañ te réew mi toll na foo xamante ni dañu war a joxante loxo sinon da ngay waar di ñaan yàlla ndox mu bari mi wàcc yàlla na yóbbaale feebar bii nga xamante ni muy mbas mi jërë ngeen jëf wasalaam di la remercier bu baax yow tamit madame Fall vraiment di remercier tamit télé bi di la wax ni la yàlla xam na ni nekk Thiès waa gëm Thiès waa ci gëm Thiès moo tax tey ma nangu lii ba coow li ba dee gisu leen ma te ba mu méttee man rek maa daan génn te man maa gën a am lu may wax mais bañ may woo Walfadjri Sen TV dama bañ toog mais dama ni balaa maa njëkk a wax fii laay njëkk a waxee Thiès nit ñi dégg ma soog a demaat feneen jërëjëf yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax sa disponibilité la pandémie est toujours là wax na ko léegi dañuy respecté li nga xam ne moom mooy mesure barrières yi ndox mi bari na jéggi na dayoo ni ngeen ñu dimbali ngir yàlla sauver population bi comme ni ko góor a waxee léegi Cité Senghor camp bi encore une fois ñi nekk ci biir camp mi ñu dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk bi nga xam ni moom mooy kii s'ouvre vers Cité Senghor nañu dimbali ci foofu na parce que miir ba causé na fa ay dégâts kon mbokk téléspectateurs yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal Lamine Sow ci régie bi Lamine Pro ci caméra bi di leen jox di daje beneen yoon incha allah seen beneen édition spéciale